daal di taxaw rek ci joxante genn kàddu genn tënku ci protocole d'accord bi nga xam ni xëy na ci la ñuy daaneele immeuble Mamadou Sy mi Mbeng mi nga xamante ni bi xëy na dàqul itam moom njiital SNHLM possibilité ngir mën a topp lépp loo xamante ni bi yoon la ak sañ-sañu ñu moom yooyu lay immeuble ci biir xibaar yi dinañ ci déglu Mamadou Sène mi ñu toppal yooyu lay xibaar loolaa gën a fees bu ñu toppee ñu faram fàcc ko. alaaji jàngalekat yi tënku ci SAEMS ñoom ñu ngay wéy di nag rek di artu ni dinañu tàmbaliwaat seenug grève gi nga xamante ne ña ngi cay ñaxtu lu jëm ci nguur gi rek daal di respecté accords yi nga xam ni daal dina ko woon signé ci seen diggante ak ñoom. te buñ ca yeggee nag état bi na xam ni mooy responsable bépp perturbation bu am ci année scolaire bi Saourou Sène moo jiite syndicat boobee ñu teewlu ko Alassane Balde. situation bi ñu nekk na situation bu mën a indi ay jafe-jafe ñun nag suñu rôle mooy alerter ci turu jàngalekat yi parce que nag bu ñu seetaanee yaakaar ni rek mën nañu conjurer le sort des enseignants par la magie du verbe à partir de ce moment encore bu subaa problème day amaat ñu naan jàngalekat yi te fekk na ni dafa am kenn ku war a def loo xam ne ñëpp d'accord nañ ni moom moo ko war a def te def ko à partir de ce moment ñu ngi interpeller l'opinion di interpeller directement le gouvernement du Sénégal pour que li nga xam ne mooy li des ci suñu protocole d'accord gouvernement au Sénégal bi mottali ko conformément à l'engagement ñu rappeler que li nga xam ne mooy payoor yi ci fonction publique ñun taxaw nañu bu baax pour que état au Sénégal conformément à l'expression du président de la République à l'engagement du président de la République ñu dem vers des discussions sérieuses. alaaji yemuñu ca ndaxte ñoom waa SAEMS daal dinañ wax nag ni ànd nañu ak professeur éducation ya ca Thiès nga xam ne ñoom la ñuy sàkku moo di ñu rek daal leen di dugal ci fonction publique bi ba mu jaral leen ñu dugg ci ab xiifal. ndax xel mënut a nangu Sénégal soxla ay jàngalekat yu mel noonu ci jamono ji ñu war a dugalee fonction publique te kenn dugalu leen ca mooy li nga soxla nekk ci sa kanam te utiliser woo ko daanaka xel mënu koo nangu ginnaaw bu ñu leen tàggatee ba noppi bokk na ci li Saourou Sène di dénoncer ñu teewlu kàddoom. signature u décret bu ériger le corps looloo manqué diggante fonction publique ak ministère des sports kenn xamul kan moo war a def lan pour que décret boobu yegg si ci table conseil des ministres bu mën ko signer décret boobu buñ ko signé woon dina mën a permettre non seulement corps bi am mais dina permettre aussi ñu mën a recruter téeméer ak juróom-ñaar fukki jàngalekat ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ci jàngalekat yoo xam ne def nañ formation bac+2 te ñu leen di wër-wërloo li ci gën a graaw mooy moment bii may wax ak yow besoin en termes d'éducation physique am na te gis nañ nguuru Sénégal à partir de l'IA de Thiès ci information yi ñu ma jox ak IA wu Kaolack ñu ne dañuy recruter ay chargés de cours en éducation physique gis nga loolu duñ ko nangu parce que éducation physique dafa nekk discipline boo xam ne mais pour que nga def ko ak ay xale il faudrait que kooku ñu former ko dans ce sens-là. alaaji ñu wax ci leneen ak njiitu réew mi nga xam ne ni ki démb daal dina nag wax ci lu jëm ci wàllu wàññik luwaas gi nga xamante ni defoon nañ ko sàkku na ci jëwriñu nag képp koo xamante ni laal na ci sa ministère nga def sa kem kattan ba daal di topp mbir mi. ndax li ñu xayma mooy ba ñu ko fi saxalee ba léegi si daanaka luwaa ba la mu jur ci njëriñ bëriwul du benn yoon bu ñu remarqué location bu wàññeeku gu sax bu ci wàññeeku ca njaal benn itam dellu nga ca fa nga nekkoon mu nekk ay jafe-jafe kon yu ñu war a xoolaat. ndaxte juróomi at ak léegi bi ñu ko defee ak léegi bi ñu voté boobee loi te coppite amu ci. coppite amu ci ñu bëri ñu dajeel ñu doon ay citoyens dañoo gis ni xamuñu ci état bi la wala manque de rigueur la wala ñi moom seen i kër ñooy doxale nu leen neexee waaye en tout cas la mu jur ci njëriñ ci citoyen sénégalais bi muy wàññi location googee bariwul reportage yu Nanko Bakayoko. yéene bi njiitu réew mi amoon ci wàññi njëgum luwaas bi ci Sénégal ay jafe-jafe yu bari la jànkonteel bu ñu sukkandikoo ci Bakary Camara mi ñu taseel ca Liberté 6 di kenn ci ñuy luye këram lu njéeg njaag njiitu réew mi la. Macky sax moo tax nit ñi seeral loyer bi man damay wax directement ci moom. Sénégal ciment bi yokku na te ciment bi jéggaanuñu ko lépp la ñu yokk Sénégal léegi nga bëgg ne borom kër gi daal di wàññi luwaas am nga wàññi luwaas am moo ñu tooñ. loi bi jëm ci wàññi njëgub luwaas yi ci Sénégal ñu ngi ko adopté ci janvier 2014 waaye ba tey jile borom kër yi nangu ñoo appliqué bile loi locataires yi ne amuñu pexe.
suivi moo amul suivi su amul ci lenn nag dafay du baax. da ngay gis borom kër boo xam ne léegi dafay génnee locataires yi. su ko gi defaree ba pare dafay yokkaat. man damay loué contrat bi bu jeexee yow boo génnee keneen bu jeexee dama ko yokk. yaakaar bi ñu bari amoon daa yàkkeeku juróomi at ginnaaw bi ñu wootee bile loi waa jile joxe xalaatam ci li ko mën a saafara. li ñu war def daal mooy daal di wax ci bërëb bii nag que location bi nii la war toll. soo bëggee am fukki junne xam naa ne fukki junne bërëb bee laa war dem parce que loolu loi bi nee na bërëb bee ku fa dem fukki junne ngay amee néeg. ci fàttali mëbatu bi la loi moo doon wàññi ba 29% bépp location bu motul 150 000 wàññi itam 14% ci mboolem location bu dox ci diggante 150 jàpp 500 000 wàññi itam 4% ci mboolem location bu romb téeméeri junni. bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xamante ni moom moo di directeur bu relais ñeel wàllu développement urbain dina jafe torop ngir nag ñu daal di mën a rek tabax téeméeri junni logements sociaux yi nga xam ni nguur gi bëgg na ko. bëgg na ko ndax bu boobaa dafay laaj benn collaboration buy am diggante coopérative d'habitat ak fédération yi leen boot ni ki itam collectivité territoriale yi te loolee bokkandoo benn sas kenn bañ ci jiital intérêt mun naa doon xëy na lu jafe ba tax mu am ci tiitaange moom Malick Gueye ñu teewlu ko ak Aminata Dramé. 100 000 logements cible boo xam ni ay famille yoo xam ni naq di neexuñoo jot dañu naqadee am dañu naqadee jox ay offre ndax ñoom li xew ci Sénégal ak ci àddina bi bokkewul ak li ñuy wax logement social parce que logement social warul dépasser 1 million 2 millions li nga xam ne moo jafe mooy ki bëgg tabax te amul dara ci poosam ku koy jox xaalis bu boobaa ki koy jox xaalis kooku la ñu war a jëmmal donc xaalis bi nga xam ne bi moom la état bi yore war ko subventionné au lieu que mu koy jox structure financière yi am ba pare ñoom bëgguñu def innovation ñooñu lañ ko war a jox jàllaale ci collectivité territoriale yi ñu nekk fi nga xam ne fa la fond bi war a jaar ay parce que c'est des fonds fiduciaires de l'État ñu seet ñan ñooy collectivité populaire yi may wax léegi. Alaaji jëriñ gi ñu denk wàllu dëkkuwaay li nag moom daal dina sax xam ne boobu le loi ngir doxal ko dina doon lu metti lool. donte woon nag daañu ci def seen kéemte lay kantan ba nga xam ni dinañu xool fan la teg a témbee ñu jublu ci mën ci indi saafara ba dëkkin doon lu jàppandi ci Sénégal Abdou Karim Fofana mooy ministre bi ñu dénk lu jëm ci wàllu dëkkuwaay ci gouvernement bu Sénégal lii mooy ay kàddoom. dañ seetlu woon ne luyaas yi dafa kawe woon lool demoon na ba foo xamante ne jàpp nañ ne jéggi na dayoo te teguwul ci yoon. léegi nag malgré système yi nga xam ne dafa am ay surface corrigée ak yeneen yi nga xamante ne mooy tax ñu mën a évaluer seetlu nañ ne luyaas yaa ngi yokku ba léegi nag dispositif boobu il faut ñu évaluer ko xool fan lañ ci toll est-ce que dañu war a def un observatoire de l'immobilier di am ay index di am ay indicateurs yoo xam ne mooy tax képp ku yokkati sa luyaas nga am ci loo ko teg mais nga bañ a teg rek ci nañ dajee ci taatu garab bi nangam laa lay loué yow nga ne nangam ak yooyu noonu loolu yëpp pour protéger sénégalais yi la loolu it benn problème la waaye beneen problème bi ni ma la ko waxee sànq yéene président de la république yamul rek ci nañu wàññi luyaas yi li nga xam ne mooy yéenem mooy sénégalais bu ne moom këram nooy moomee sa kër mooy état daf la war a tegal dispositif boo xamante ne day tax boo demee banque ñu lebal la luyaas bi ngay fayit weer bu dee te moomoo sa kër boo ko fayee lu yàgg nga moom sa kër. Alaaji moom Abdou Karim Fofana yooyee kàddu mu ngi ko rek daal di yëkkati nag ci bés bi nga xam ne moom la àdduna bi yëpp jagleel ville mu nekk nag mbir moo xam itam daal na ci profito rek yëgle ni Sénégal dina bokk ci fukkeelu édition bu forum mondial urbain. nga xam ne événement yi juróom-ñetti fan jàpp fukki fan ak ñett ci weeru février 2020 lay doon mu nekk jàppandalu gën a dooleel politique bi lépp lu jëm ci wàllu urbanisation ñu teewlu Abdou Karim Fofana. La feuille de route c'est d'abord l'organisation mais la nga xam ne moo ñu yóbbu ci forum mondial urbain boobu noonu moo di ne wane ci ab mat gu am sëkk ak liggéey tamit la nga xam ne moom mooy jëriñ suñu réew ndaxte amul njëriñ ñu jël fii nii xaalis gu bëri boole ci nag délégation gu rëy yóbbu leen foofu ngir ñun ñuy nekk foofu di xoole la nga xam ne daal moom nañ bëgg tey ji nii nekkatul bañ a participer ci forum yi mais forum bu ñu mënti demit wane fa loo xam te ne nii tey ji nii liggéey nañ ko suñu réew ci lu jëm ci wàllum ay politique yu am solo jëlee fa tamit la nga xam ne tey jii nii ay financement lay doon wala la nga xam ne sax dina gën a muccal ayib surtout moom le président de la république tëral jëm nag ci gën a woyofal askan wi li nga xam ne mooy seen dundin. sans ne pas y tirer un avantage pour notre pays.
Alaaji SNHLM ak kuréel gi ëmb ña nga xam ne ñoo dëkk ci HLM Hann Mariste daal dinañu xaatim seen déggoo ci daaneel yooyee immeuble. Mamadou Sy Mbengue mi nekk njiital SNHLM mu jiite woon ndaje ma nii dañuy daaneel immeuble yi tabaxaat fa même immeuble yu mel noonu te gën a dëgër daal di reloger waat ña fa dëkkoon loolee nag ña fa dëkkoon ànd nañ ci waaye nee nañu na ku nekk sàmm ay kàddoom ci buñ ca yeggee Modou Sène. naaw ay jàmm déggoo am na léegi ci diggante direction bu SNHLM ak collectif ba ëmb ca ña yeewoo ca HLM Hann Mariste muy nag ab déggoo boo xamante ni xaatim nañ ko ci protocole d'accord ngir rek war a jublu ci daaneel immeuble yi nga xamante ni ñoo nekk ca bërëb ba. yàlla may ñu signé protocole bii nga xamante ni nii li na ci biir mooy li ñu déggoo ngir ña nga xam ne ñi ngi dëkk ci HLM Mariste ñu mën a génn ci seen teeyu bakkan. ñu accompagner leen ñu installé wu feneen. xemmeemteefu direction générale bu SNHLM nag mooy fexe ba bu ñu jógee ci daaneel bi nag daal di fa tabaxaat waaye tamit jébal ko ña moomoon immeuble ya. bala ñuy wax ni liñ ci bëggoon am nañ ko ci mooy ci kanam ci at yu néew ñu dajewaat ni kat ña génnoon te bëgg a dellu si ku si nekk ñëw nga duggaat nga si biir appartement. li nag di ab ndogal boo xamante ni ñëw na waxtoom buñ sukkandikoo ci ñi ëmb collectif co-résident yi nekk ca HLM Hann Mariste. di la xamal ne comme ni ma ko waxee keroog rek yaa gaaw ñu gaaw ndax olof Njaay daf ne cin bu naree neex bu baxee xeeñ kon yow yaa ngi ci fast track ñu ngi lay sant di la gërëm yaa gaaw ñu gaaw na. ginnaaw déggoo bi nga xamante ni xaatim nañ ko kilifa yi fas yéene taxawal ab commission boo xamante ni ñetti pàcc ñoo koy bokk moo xam collectif bi SNHLM ak préfet bu Ndakaaru ngir rek fexe ba soytu lépp lu aju ci suivi ak pilotage yu liggéey yi aju ci daaneel waaye tamit tabaxaat immeuble bi nekk ci HLM Hann Mariste. ngir xeex lépp loo xam ne ñeel na naka teel te jën àdduna ñeel gone yi tuut tànk yi ak itam ak tuut tànk yi foofee ca Kolda ak Ziguinchor agence pour le développement du marketing social daal dina ci def jéego yu am solo. boole ci itam financement yi nga xamante ni bii war nañu ko am muy structure boobee yàqat yi di jëmmal xeex goo gële xëy na financement yi des na ci continuer seen campagne ak seen ay sensibilisation waaye teewul ñaar fukki at yu ñu existe ak léegi def nañu bilan bu rafetlu nañu ko lool Mambey Ndiaye. ñaar fukki at gannaaw rek bu ñu tàmbalee yëngu ci wàllu marketing social fii ci réewum Sénégal kuréel gii di ADEMAS gis ne ay activité am de doon na lu askan wi gis seen bopp rawatina ci biir réew mi. dañuy dem ba ci àll bi foo xam ni amuñu ay centre de santé wala poste de santé ñu fekk leen fa ak ñu dem ci luuma yi itam à Sédhiou et à Kolda te def nañu consultation yu bari ba nga xam ni foofu léegi ñiy wasin ci biir kër yi bareetuñu am na benn jigéen yooyu di nga xam ne ñoom. accoucheuses traditionnelles yi nee nañu amatuñu sax liggéey ndax jigéen ñi xam nañu bu baax sensibiliser nañ leen foofu ba nga xam nañ ne dañu war def ñeenti consultation prénatale balaa ñuy wasin te bu wasin jotee dañuy dem ci centre de santé yi wala poste de santé yi wasine foofu ñu loolu daf leen di aar seen doom donc kooku projet bu baax la boo xam ne dañ ko bëgg continuer te ñu ngi woo société privée yi compagnie yi ñu ñëw ñoom ñëpp jàppale ñu ci parce que c'est une mécène privée bu nekkoon États-Unis moom moo ñu financé ba léegi te financement bi jeex na. ñëwoon teewal fa ab jëruñam moom Alioune Waly Diouf directeur de cabinet ba di si dalal seenum xel. fexe ba ADEMAS li muy def mu mën a wéyal loolu. loolu nag mënu ko def te ministère de la santé bi nga xam ne moom la doon li àndal di liggéey gungewu ko ci. donc dinañ ci waxtaan ak ADEMAS pour xool nan lañ leen di gunge pour que ci li nga xam ne moom la ñu bokk muy njëriñu askan wi ñu mën si jàpp bu baax. jëmmaaluk ñaar fukki atu kon ADEMAS doon ab occasion ngir nag ñu fàttaliku seen dem si yàlla sa ka taxawal di Seynabou Mbengue waa ADEMAS di joxante dig daje kon dibéer ñetti fan ci weeru novembre ci ab randonnée pédestre sa rond-point Sacré-Cœur. jërëjëf Mambey Ndiaye délégation boo xamante ne nag Mamadou Mbengue directeur général bu Free daal dinañu nag dem niki démb ca Tivaouane daje ak ki nga xam ne moo di xalif général des Tidianes di Serigne Mbaye Sy Abdou. Sëriñ Mbaye Sy Mansour Sëriñ Mbaye Sy Abdou itam doon ki yor kàddoom dalal na leen muy tukki bu nemmeeku bu am solo bu dañ koy tënk ci waaj gi ñuy waajal gàmmu gi ngir benn jafe-jafe ci ñiy jëfandikoo seen opérateur téléphonie mobile boobee di Free Safiatou ba demoon na Tivaouane ànd ak ñoom.
ngir jàpp ci organisation bu mucc ayib bu gàmmu bu Tiwaawan ci la rek délégation bu Free demee rek fi nga xamante ne moo di ville bu Seydi Hadj Malick di Tiwaawan ngir rek jébbal li nga xamante ne moo di contribution ci bile événement mu di geste boo xamante ne rek xalif général des Tidianes rafetlu na ko bu baax a baax laata rek muy ñaanal bu baax a baax délégation bu opérateur de téléphonie boobule. nekk na yoon ñun ñu ñëw fii